salaamaaleykum mbokk jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu yëpp à travers le monde tey jii ñu ngi dellu si di waxtaan ak yéen di jël thème bi jëm si wàllu àdduna wàllu existence de la personne wàllu existence de l'être wàllu existence su doomu aadama ak tous les êtres yi nga xamante ni yàlla nas na leen wàcce leen ci kaw suuf ñu war a xam ni tout ce qu'il y a comme vie est la création de Dieu. Donc c'est pourquoi tubaab di wax Dieu est le tout-puissant créateur. Donc le grand créateur qu'on appelle Dieu. Ya Allahu, Ya Rabbi. Bon, de ce fait ñun tey jii li ñu gën a soxal li ñu jox importance ci sunu waxtaan mooy que doomu aadama dafa war a xam ni existence am ci kaw suuf du dara lu dul benn passage bu ndaw boobu yàlla créé ñu à partir de l'argile ñu daal di am jëmm ji ñu am tous les êtres yi nga xamante ni ñu ngi ci kaw suuf te ñu am matière ñu xam ni yépp bu ñu deewee ñi lépp luy am deret lépp luy am muscle lépp lu nga xamante ni mi ngi ci biir suuf lépp lu nga xam mi ngi ci kaw suuf lépp lu nga xamante ni mi ngi ci biir ndox lépp lu nga xamante ni mi ngi ci jaww ji yàlla mu ngi ñuy xamal ni yooyu yépp c'est des matières te suuf la ñuy dellu li nga xamante ni nag mooy dundal yooyu yépp yàlla la suñ la nee yàlla la c'est pas quelque chose de frais. Il ne faut pas freiner votre développement, votre esprit, votre cartésien. Mais da ngay calculer rek à partir de là nga xam ni Dieu c'est la lumière yàlla benn leer la bu nga xamante ni moom mooy doxal tous les êtres yi mu créé à partir de l'argile à partir de la terre yàlla mu ngi créé yooyu ci ndox def leen ci ndox yenn dund yi yenn am yi mi ngi leen créé wala nga ni wax yenn êtres yi sax voilà yenn êtres yi mi ngi leen yenn mbindeefi di mos ci wolof mbindeef lañ wax yenn mbindeefi yi ci biir ndox ñu ngi ci biir ndox yooyu dañu am ay am yi nga xamante ni ñu ngi ci kaw suuf dañu am ay am yi nekk ci biir suuf tamit dañu am ay am lu ñu tuuti lu ñu rëy yàlla daf leen joxal ruux mais yooyu di ko doxal yooyu yëpp yooyu di doxal être yooyu yëpp sunu boroom la moo tax à chaque fois nit war a maandu ci yenn interprétation yi parce que yàlla dafa maye bu yamul ñii li ñuy gis par rapport ak ñële li ñuy gis bokkul ñii mën nañuy gis une infime partie c'est-à-dire une quantité bien une puissance de 0,0001%. D'autres ñuy gis 5%, d'autres di gis 80%. ñi nga xamante ni dañuy dem ba 90%, et cetera et cetera. Donc yàlla maye boobu mu maye ñii di gis lii ñii di gis lii ci boobu loolu lañu war a xam ni yàlla degré bi mu dugal ci être yi li mu dugal ci biir mbindeef yi moo bokkul am na ñoo xamante ni am nañu puissance ci jaamu yàlla am ñoo xam amuñu puissance ci jaamu yàlla am ñoo xamante ni am nañu puissance ci def dara am ñoo xam amuñu puissance ci def dara am ñoo xamante ni am nañu puissance ci lépp lu nga xamante ni mooy leeru yàlla ki di ñaan am ñoo xamante ni amuñu puissance boobu donc may yi ñoo bari te wuute de manière très concrète je vous dis une chose bu leen di critiquer nit yi nga xamante ni dañuy gis par exemple ay êtres yu mag êtres yu nga xamante ni c'était des grands érudits des grands érudits de l'islam yoo xamante ni dem nañ ba leen di teg yàlla wala di leen teg fu ñu àggul wala di leen teg lu nga xamante ni dafay indi ay polémique même ñooñu dañu war a bàyyi ëppal
wala ñu bàyyi ñu yedd leen si yu bëri mais ni ñu leen war a comprendre mooy xëy na li ñuy gisee moo wuute ak li nit di gisee parce que gis-gis yi ñoo yemul parce que yàlla ci wàllu boppam moom dina la may di la may ngay dem ci moom di jeex ci moom di jeex si moom ba nit yi dootuñu gisati jëmm ci mais ñi ngi gis leeru yàlla ji ba yaakaar ni yow yaay maye wala yow yaay yàlla te fekk nag du noonu parce que yàlla moo jóg ba nga xamante ni boo jógee jëm ci moom autant ngay jóg ci moom autant ngay dem ci moom autant mu lay jox autant muy dugg si yow parce que nañu xam ni lépp lu am mu ngi jóge ci yàlla dem te bu demee ba nga xamante ni loolu vie boobu jeex na dafay delluwaat si yàlla parce que matière bi ñuy gis mooy deret bi ak jëmm ji ñu gis xam leen ni suuf la loo xamante ni day seey di dellu ci suuf mais liy dundal jëmm ji mooy yàlla fellitu yàlla yi nekk ci biir être yi moom mooy dem ba nga xamante ni képp ku développé leeru yàlla bi nekk ci yow nga développé ko di ko développé ko bu yàggee kenn dootul gis yow wante ñi ngi gis yàlla ci yow yàlla mi nga xamante ni moo fi nekkoon di defaru ba defar bu defaroo ba defaru mu defaru ba mën defar di defar ba mën defar di defar ba xam ni muy defaree moo tax nag moom bu defaree ba nga xamante ni nit ki defaru na moom it bu jëmee ci yoonu yàlla moom it dafay defaru ba dootuñu gis jëmm ji mais dañuy gis yi leeru yàlla gi ci moom ba yaakaar ni mooy yàlla wala mooy maye wala mooy def lii wala mooy def la te fekk na yàlla ci fu mu nekkoon yàlla rek moo fa nekk yàlla rek mooy yàlla leneen lu dul yàlla du yàlla yàlla lenn la am mu kawe te kenn dootul egsi na moom mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni moom moo tax ñu bind lépp nit yi il faut ñu leen di leeralal loolu di leen ko détaayal mais di leen bañ yóbbu ci ay aaya yu nga xamante ni dañ koy modifier wala di ko def de sorte que nit yi dañuy réer di calculer naan diine dafa metti diine dafa jaxasoo diine mettiwul nit yi dañ war a jàngal ci seen làkk diine bu nekk xeet bu nekk nan leen jàngal ci seen làkk expliquer leen luy yàlla wax leen luy yàlla ñu xam luy yàlla parce que yàlla dafa nekk lu nga xamante ni téere mënu ko bind téere mënu ko daj mais danga koy expliquer nit de manière concrète expliquer ka mu xam lu yàlla nag mooy li nga xamante ni mooy système bi nga xam mooy doxal lépp mooy leer gi nga xamante ni moo dugg ci lépp loo xamante ni amul erreur amul virgule loolu mooy yàlla nekkul benn góor gu tax fee wala góor gu nekk ci kaw asamaan wala ko yor ay lunettes wala ay lug di xool di observer déedéet yàlla c'est le système yàlla mooy leer gi dugg fépp di tàkk di doxal lépp te di fay lépp di màggal lépp quli allahumma malikul mulk tuuti mulka man tasha wa tanzilu mulka man tasha yàlla mooy joxe lépp mooy rocc lépp mooy def lépp moo tax ku gaañu képp ku dëddu képp ku ko xamante ni amam teqalikoo na ak yaramam jamono jooju ñuy dellu ci aaya yàlla yi di wax ni nit ki ci yàlla la jóge woon kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy que jóge leer gi dem na bana fi suuf saa ngi fi mu ñu jooyoo jël suuf si ak loo bëgg matière bi loo bëggoon bëgg nit ki xamal ni leeru yàlla gi kenn na matière baa fa des te matière ba ñun duñ ko soxla li ñuy mën a def mooy suul ko mu daal di dellu fa mu jóge woon kon nag nañu gëm ni yàlla moo fi nekk yàlla mooy lépp yàlla mooy doxal lépp lu nga xamante ni yàlla génne na ci leeram bi rek incha allah rabbi da ngay gis loolu dafay nekk suuf day delluwaat ci suuf parce que lépp loo gis ci suuf matière boo gis ci suuf la jóge ci suuf lay dellu vie bu nga xamante ni vie boo gis encore ci yàlla la jóge ci yàlla lay dellu bon nag maa leen xamal leen doomu aadama dina dee du chaque fois yàlla mooy rey loolu aussi il faut ñu koy xamal jaam yi yàlla du à chaque fois moom mooy rey mais am na lenn lu nga xamante ne am na brièvement mu wax ko bala may arrêté say sama
sama kii bi émission bi mooy que nit yi nañu xam ni à chaque fois nit dina dee nit dinañ ko suul te fekk na amam heure bi nga xamante ni yàlla heure boobu la waxoon ni heure boobu mu lay dee heure boobu fekk dootul fekk dañ ko interrompre fekk on a coupé le processus de sa vie am na ay âmes yoo nga xamante ni ñi ngi errer y a des âmes qui errent les âmes errantes ce sont les âmes yi nga xamante ni nit yi dañu dee te seen heure dee jotul ñi nga xamante ni dañu leen agressé rey leen wala dañu leen fël accident yi à partir de jinne yi wala ñu am benn tolof wala ñu liggéey leen korte leen rey leen wala par exemple benn musiba dal leen ñuy daal di seen dund daal di fay yam yooyu na doomu aadama yi xam ni carrément ñooñu deewuñu mais seen am mi ngi erré mais heure bi mu xamante ni heure boobu la ñu war a dee heure boobu la ñuy dem ci yàlla heure boobu la ñuy dellu ci yàlla mais y a des âmes errantes y a des âmes yoo xam ne ñi ngi taxawaalu âmes yi nga xam ne ñi ngi taxawaalu te seen borom suul nañ leen bëri na ñun dañ leen di gis ñuy wax ak ñun ñu leen di ñaanal ñu leen di janeer ñuy wax ak ñun si suñuy esprit moom la ñuy esprit bu sell bi am na fooy toll da ngay gis les âmes errantes les âmes yi nga xam ne soxla nañu ñaan macha allah seen matière deena seen matière sey na mi ngi ci biir suuf mais ñoom ami ñi ngi wër ñoom fellutu yàlla yi leeru yàlla boobu nekkoon si nit ba doon dundal te nga xamante ni heure deewam jotul mais mi ngi erré cela veut dire que on a coupé le processus léegi moom day nekk di erré ba heure deewam jot mu daal di dem dellu si yàlla nañu xam ne même dans les cimetières am na ay âmes yoo xam ne ña ngi fa di protéger seen ay néew ña ngi fa di protéger seen ay jëmm di seey ba nekk foofu bon boo dee waaju baax boo dee góor gu baax dina ni wax ak yow di lay ñaan di lay sàkku si yow ay ñaan di sàkku si yow ay ndimbal yàlla mi may nañu ko de temps en temps dinañuy gis ak ñooñu ñu ñuy wax ñu ñuy delloo si sunu xel di ñu xamloo ni yàlla am na ñoom ñi ngi ci air bi ñi ngi dund te deewaguñu mais seen matière yàqu na par interruption bien sûr du processus de leur vie bon moo tax nag dans la vie il faut se protéger dans la vie il faut voir les bonnes actions il faut faire les bonnes actions nañuy sarxe nañuy jaamu yàlla nañuy julli nañuy saxoo njàpp yooyu c'est très important yooyu dafay tax parfois interruption yi nga xamante ni moom mooy dog yi nga xamante ni mooy dog jëmm yi di yàqu di fi bàyyi am ci kaw suuf muy eere yooyu dina koy fanq mooy di saraxe di jàpp di julli waxtu nañu gëm loolu tey jàng alxuraan aussi c'est très important maa ngi ñaan bay jooy ñaan naa jaamu yàlla yi bay jooy à chaque fois ñuy julli ci yonent bi sallallahu ala muhammadin naka nit ñi saxoo te bala ñuy tëdd ñuy def astaghfirullah 313 di jaamu yàlla wallahi alazim duñ ko réccu te bis bu ñu duggee ci biir bàmmeel daañu xam ni carrément Mohamed Lamine lim leen daan wax loolu mooy dëgg loolu mooy yàlla alxuraan mooy dëgg alxuraan mooy yàlla te lii may conseil yi may jox naka nit ñi di utiliser scrupuleusement di ko utiliser di ci góorgóorlu di saxu ci loolu parce que li may wax yépp dëgg la li may wax yépp xam naa ko li ma xam bëri na te mënuma ko wax lépp boo ko waxee ñenn ñi daañ la gëm ñenn ñi duñ la gëm ñi la gëmul danga leen tooñ parce que daañ la wax lu ñaaw nga tooñ leen parce que fa nga ko war a waxee jotul wala ni nga ko waroon waxee nga jaarale ko ci ñoom expliquer leen ko nax-naxal leen ba ñu xam ko mais boo tëbee wax ka ni mën nga gaañ wala nga yàq te fekk na du noonu moo tax nag wax xam bi bëri na mais dañu leen di mosal rek di leen tette ba si kanam bu ñu demee ba ngeen xam gindiku dana leen expliquer carrément ce que c'est que la vie ce que c'est que l'existence de Dieu ak seen existence si àdduna ak système yàlla bi naka la système yàlla bi téere sax mënu ko bind xel mënu ko xalaat mais lu yàlla def la yal nañ yàlla may dégg ak topp ba suba incha allahu rabbi bu ngeen toppee suñuy émission di topp suñuy gëstu di topp suñuy conseil ak suñuy rappel incha allah daañ leen yóbbu ci leeru yàlla gi xamal leen jàppale leen si àdduna ba incha allahu rabbi doo leen juum te doo leen jaawale te kenn du leen interrompre te
te incha allahu rabbi yàlla dina leen dimbali ba kenn du leen dogaale parce que dogaale rek moo fi nekk. yal nañ yàlla sàmmal boppam suturaalal nu boppam taxaw ñu àdduna ak àllaaxira jàppale njaboot gi jàppale soppe yi jàppale mbooloo mu jullit incha allahu rabbi ñu ngi leen di bàyyi ba suba incha allah ñu indi yeneen tem waxtaan ak yéen yal na ñëpp gindiku jëfandikoo conseil yi ak wax yi rafet yi junuy jéem yal nañu yàlla defal ba nga xamante ni wax ji lu muy neex dégg bi gën koo neex ba ñëpp jëfandikoo ñëpp mën si jëriñoo jërëjëf xam naa kon ba suba incha allahu rabbi